jërë ngeen jëf yéen suñuy abonné seen chaîne bii di L'Oreille du Monde TV dafa fas yéene waat yeesalaat ab doxalinam lépp ci gën di leen bégal moo tax ñu di leen ñaan ngeen di aimé suñuy vidéo di ko commentaire waaye di ko partager ak seeni soppe ci commentaire yi nag lépp lu ngeen bëgg ñu yokk ko mbaa ñu wàññi mbaa ñu di ko defaraat ci suñu ay contenu ñu ngi leen di ñaan ngeen ñu ko bindal ndax ñun yéen lañu fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. ma bëggoon ñu àndandoo ñu déglu Cheikh Bara Ndiaye ci analyse bi nga xam def na ko muy analyse bu am solo ci waa APR yi bañ bi nga xamante ni moom la ñu bañ waa kër Ousmane Sonko. avant ma leen di tegal Cheikh Bara Ndiaye dama leen tegal ki nga xam ne mooy noonu patriote yi kan Ibou Fall ñu déglu ko li mu wax ci dem bi nga xam ne président Ousmane Sonko dem na seeti ko ki nga xam ne mooy Azoura Rëbës. buñ paree ñu déglu ki nga xamante ni mooy Chérif Dia émission bi nga xam ni séqoon na ko ak Guy Marius Sagna tegaat ko place am gars yi dama bëgg ñu déglu émission bi ak xel suñu paree nag ñu déglu analyse bu am solo bi nga xam ni Cheikh Bara Ndiaye def na ko ci bañ bi nga xam ne moom la ñu bañ patriote yi. li may wax toujours damay dégg gars yi di wax naan président Ousmane Sonko cuuraayu dëmm la man dama naan président Ousmane Sonko garabu xay la. gis nga garabu xay boo tànkee paanu ndox teg ko ci suuf da koy wàlli weex président Ousmane Sonko dafa dem ba patriote yi daf leen wàlli jikkoom moo tax tey waa kër Macky Sall yi mëntuñu bëgg patriote yi ak jëf ji nga xam ne patriote yi jëf nañ ko mooy raxas bi ñu leen raxas ci réew mi bëgg a teg jubal jubanti bi loolu moo leen di déranger. gaañi nañ leen déglu ki nga xam ne mooy Ibou Fall suñu paree ñu déglu émission bi nga xam moo doxoon ci diggante Chérif Dia ak Guy Marius Sagna après ñu déglu Cheikh Bara Ndiaye ak xel Cheikh Bara Ndiaye kenn du moom. gaañi maa ngi leen di ñaan képp ku abonné wul woon ñu ngi lay ñaan nga abonné te ngeen partagé vidéo bi te aimé ko bu baax a baax a baax a baax a baax. c'est plus le président de Pastef foog naa moo dem seeti xaw ma militant am la xaw ma en tout cas daal c'est son inconditionnel moom waa ji daal bon. li ma jaaxal mooy Ousmane Sonko daf fi taxaw ne ci ku fi saaga ci kii tolérance zéro. tolérance zéro nag dem seeti benn waaye bu saaga ci kaso bi moom loolu tolérance bokk ci moom non c'est façon pour man am na un dossier qui va devant le juge normalement tey lañ koy kii. Sa posture de premier ministre aurait dû faire que mu mandu ci parce que bon quand c'est un simple président de parti qui va voir quelqu'un son soutien ak yooyu ça n'a militant moi je trouve que c'est normal mais quand tu es premier ministre et que il doit passer devant la justice da nga war a bàyyi ba ñu juger ko bàyyi ba procès bi jàll waaw. mais bu ko defee tey en tant que comme ni ko waxee en tant que chef de parti en tant que président de parti est-ce que war na jur polémique bii. non li mu nekk premier ministre foog naa moo indi wax. mais est-ce que waruñu séparer un peu sa personne ak. Non. ak l'institution. Non mu koy c'est comme mooy keroog bi ñuy wax waxi porte-parole du gouvernement bi. Oui. Tant que tu es porte-parole du gouvernement loo wax. Tu parles en tant que porte-parole d'un gouvernement. Comme nous différencier. Non. Le premier ministre sa personne ak poste. non. Premier ministre bi ak également. chef de parti maanaam lépp day dem ak. benn la mën a nekk. non benn la. kon aujourd'hui oui. Toute déclaration que Ousmane Sonko fait elle est interprétée comme une déclaration du gouvernement sénégalais, du chef de gouvernement sénégalais. Donc c'est le chef de gouvernement qui est allé voir quelqu'un et ça. mais ñeneen ñi mën nañ jàpp ni c'est le chef de parti le président de Pastef bu dem seeti. Baba Ndiaye un inconditionnel ou un militant oui. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce qui est constant. Oui. C'est que c'est le premier ministre qui est allé voir quelqu'un en prison. léegi waru foon dem. pour man de waru foon dem mais xam nga ku nekk nag ak ni ngay gouverner. xam nga yéen maa ngi yéen bokkuñu façon. bi ci njëkk Serigne Chérif Dia bi ñu mën a wax xam nga mooy lan ñun askanu Sénégal est-ce que am na benn askan bu ñu dàq saaga loolu mooy la première question
débat bi nekkul d'abord ay Azoura ay Guy Marius Sagna ay Chérif Dia ay diw ak diw ak diw ay tur yi ma bañ a lim ñun askanu Sénégal est-ce que am na ci àddina bi askan bu ñu gën a saaga bu ñu dàq saaga Chérif Dia ñun dañuy nekk ay xarit di yow doomaraam nga rek yow lii nga rek ñun ñoo dàq saaga maanaam ñun dañoo jikkowoo saaga. mais pas ci penc. déglu ma rek pas ci penc ba ci penc mi déglu ma rek Chérif débat bu njëkk bi mooy déjà nous sommes un peuple d'insulteurs ñun askanu déglu ma rek askanu saagakat lañu da ngay gis pap buy saaga doomam ndey yaayam mu ngi toog da ngay gis ndey buy saaga doomam baayam mu ngi toog am na wala amul ñun ñoo dàq saaga ci àddina bi te loolu foog mu jeex loolu mooy le débat xam nga lu tax bu ñu yóbbee débat bi ci Guy Marius Sagna Chérif Dia ak ñoom seen dañ koy personnaliser xëy na ñu ngi ut ay vues ñu ngi ut ay like ak ay j'aime bi ci njëkk boo xam ne bëriwul ñi may dégg ñu koy wax mooy ñun sénégalais amul ku ñu dàq saaga est-ce que loolu day continuer ma koy faral di fàttaliku Maam Bamba mooy wax ci nax ju ne làmmiñ day koy jox jikko bu baax làmmiñ boo ko tàmbalee wax ju rafet day dem ba nekk jikko ci moom muy séexlu wax bu ñaaw Maam Bamba moo doon wax ci nax ju ne làmmiñ boo ko joxee jikko bu ñaaw maanaam di saaga rek da koy dem ba tàmm di ko miin et pourtant fii amul benn sénégalais boo xam ne du naan eskay Maam Bamba eskay Maam Limaamu Laay c'est vrai waaye eskay Yacine Thiandoum eskay Maam Bu Kunta laay Maktar waaye ñun ñoo fi dàq saaga est-ce que loolu day continuer ma ne loolu dafa bokk ci système bi ñu doon xeex man dama gëm ne ñun sénégalais jikkowoo saaga di foowee saaga dañuy naan Lucky Luke il tire plus vite que son ombre waaye le sénégalais il insulte plus vite que son ombre. léegi la solution bi ci njëkk mooy ñu xam ne Sénégal am na jafe-jafe yoo xam ne du ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République lañ koy xaaree. du ci premier ministre Ousmane Sonko lañ koy xaaree du ci gouvernement bi. c'est un effort individuel et collectif Sénégal dafa soxla refondation Sénégal dafa soxla coppite pas ay raay-raayal te coppite bi nag mu ngi commencer au niveau individuel yow man ci koñ bi ci marché bi ci tefes bi ci village bi ci tool yi individuel nañu bàyyi saaga amul lu ci jekk amul lu ci rafet muy benn. ñaareel bi saaga dañ koy tere yoon moo ko dàq képp ku saaga dañ la war a teg ci yoon nga bokk parti politique nga ñàkk bokk parti politique nga bokk opposition nga bokk parti au pouvoir ngay góor ngay jigéen ngay mag ak ndaw Sénégal saaga dañ koy tere yoon moo ko dàq boo saagawee ñu jàpp la du kenn moo la jàpp yaa jàppalu sa bopp te ñun dañoo ñëw wax jubal jubbanti et donc yoon dafa war a def liggéeyam moo tax d'ailleurs maa ngi féliciter le gouvernement du Sénégal maa ngi féliciter président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndaxte munoon na def ni ki fi nekkoon président Macky Sall teg concam ci dossier bi mais Azoura du dem kaso maa ngi féliciter le premier ministre Ousmane Sonko ndaxte li ñu jaayoon sénégalais yi wane na ko ndaxte munoon na ne damay teg sama conc ci dossier Azoura. mais moom premier ministre ñu ne gont na dem ca kaso ba doon ko seeti Azoura est-ce que. Chérif oui. à un moment donné ci waxtaan. oui il faut nga xam l'essentiel. de l'accessoire bàyyi ma eggali. il faut nga xam non yaa ne. waaw mais loolu mën nañ si ñëwaat. du loolu moo am solo parce que pas laisser poser ma question. ci mais da nga ma njëkk a poser question maa ngi tontu. tontu nga oui. nga bëgg a indi leneen loo xam ne conc c'est la même chose ñu ngi ci kiiwu déjà yow da nga ne Macky Sall da ci daan teg concam. mais mon Dieu Chérif premier ministre président Pastef dem seeti militant wam bu ñu tëj kaso noo ko mën a méngalee ak tëj conc
Chérif yow itam. parce que bàyyi on pose sama question. non mais au moins bàyyi ma tontu. Chérif tontu la non là nag moom je suis excédé Chérif. non Chérif tontu non tontu je peux même pas répondre. Répondez après moi je pose ma question. Non répondez allez-y répondez après je vais poser ma question. Chérif c'est la 3e 4e fois. que je me plains du fait que chaque 5 secondes yaa ngi may dagg. waaw d'accord allez-y répondez. Chérif je suis désolé mais li mënul nekk. répondez après man dinaa poser sama question allez-y. excusez-moi bu fekkee yow da ngaa bëgg Sénégalais yi dégg sa baat. mais jëlal micro bi nga continuer wax. man je crois que man da nga ma invité pour que Sénégalais yi xam sama gis-gis ci tomb yi. mais yow yaa ngi am taxawaay boo xam ne je n'arrive plus à parler. mais kii li interview la quand même man boo la waxee. mën naa la mais chaque 5 secondes Chérif. du 5 secondes waa léegi da nga ne su Macky Sall dañ doon teg coon ci. wala duñ bàyyi justice. Chérif lii mënuma sawar. ñëw ci émission GFM dans ces conditions là. non je peux même pas. ah non ça n'a rien à voir avec GFM waaye répondez après ma dinaa. muy GFM muy fu mu munti doon c'est pas possible. ah non mais attends Chérif lii bu ñu nekkoon ci match football ñu ngi naan mais kii arbitre bi mu ngi sonal joueur bi. non du arbitre c'est pas une confrontation ah. interview la non dama ne arbitre. oui waaw léegi mën naa poser sama question da nga ne sur la visite. dama lay wax benn secret. oui. li ngay def nii du loolu mooy tax ñu ne émission bi neex. non du ça n'a rien à voir. bàyyi ma wax au moins. non di nga wax inchallah. non je suis désolé. non di nga wax mais vous ne m'avez pas laissé vous aussi poser ma question dama ne la sur la visite du premier ministre à Rebeuss. à aucun moment donné may nga ma 60 secondes. pour ma wax Chérif. je vous donne 5 minutes allez-y waxal répondez à ma question sur la justice yaa ngi doon waxu saagakat yi ñu doon jox exemple Azoura Fall nga ne su Macky Sall daawul demee noonu parce que dañ ci doon teg conc yi loolu nga doon wax n'est-ce pas. mën naa poser ma question maintenant sur la visite du premier ministre à Rebeuss. aywa. voilà non da nga ne responsable politique la buy seeti militant. mais Chérif j'ai un réel problème. non ne vous en faites pas monsieur Guy Marius Sagna inchallah émission bi ça va très bien se passer di nga tontu à mes questions mais dama ne la sur la visite du premier ministre à Rebeuss à la veille quand même du procès de Azoura Fall est-ce que loolu aussi du pression bu ñu teg sur la justice c'était ça ma question. par respect pour ñi di seetaan GFM moo tax ma toog fii de. waaw non allez-y. parce que j'ai l'impression que on m'empêche systématiquement de dérouler. non on m'empêche pas de dérouler. non Chérif même pas non waaw man bañu ma nga relancer ma. waaw allez-y bañu ma nga relancer ma même de manière contradictoire mais je ne peux mënuma sax déborder. non di nga déborder allez-y monsieur Guy Marius Sagna sur la visite du PM à Azoura Fall. mais lan la da la métti ma ne maa ngi féliciter président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne tegul concam ci justice bi ci dossier Azoura bëggoo ma ne maa ngi féliciter premier ministre Ousmane Sonko ak son gouvernement mi nga xam ne d'accord dañoo lànk d'accord ne du ñu teg seen conc ci dossier Azoura parce que ci foofu laa nekkoon mënuma sax développer loolu mais c'est ça la vérité Chérif et pour man y a aucun problème de le dire loolu mooy dëgg. président Macky Sall am na ñoo xam ne dañoo saaga benn xeet benn waaso lëmm ñu utal ko passeport visa ñu rawale ko ñun dañoo ne jubal jubanti justice bi amul làkk doom dóor doom amul kumba am ndey ak kumba amul ndey Chérif mi bokkul Pastef bu saagawee dañ koy teg ci yoon Guy Marius Sagna bi bokk Pastef bu saagawee ñu teg ko ci yoon Chérif loolu bokk na ci changement et dañ ko war a saluer dañ ko war a encourager dañ ko war a dooleel te nee naa leen du cas Azoura li may wax d'abord c'est en général ndaxte bëgguma dugg ci détail yu non wër na wërul et bi yóbboo tamit ñeneen ñi bëgg a saaga nañu moy tuddee parce que bu dee ku bokk ci ñun moo saaga ñu jàpp ko Chérif bu yóbboo nga xam ne boo saagawee c'est la même chose. ñun yarewuñu ñu saaga doon mës a saaga. waxin la dafa soxla déggin ndax xam naa ne mais comprendre nga ko. ça veut dire que man bu ma saagawee la même chose moo ma nar a dal xam nga loolu bu continuer fu muy jëm. dañuy gën a dëgëral nation sénégalaise ndaxte nag nation sénégalaise ñetti at yii passé juróomi at yii passé sonn na tumranke na amoon na jafe-jafe ay waxu waaso ay waxu diine ay waxu tarixa waaye bu ñu yemalee ñépp kenn du xool parti boo bokk kenn du xool diine boo bokk kenn du xool tarixa boo bokk sénégalais yi dañuy kontaan day dëgëral nation sénégalaise. le sentiment d'appartenance à une nation ñii dañ leen war a féliciter. d'accord ñii dañ leen war a dooleel
ñaanal leen ba pare encourager leen waaye ñun sénégalais yi nañu góorgóorlu te bàyyi saaga yi loolu laa bëggoon wax ci saaga yi bu fekkee am nga leneen. waaw yaa ngi doon wax mbiru président Ousmane. voilà léegi. waaw ci loolu sa mbokk visite waaw d'accord. sa mbokk. léegi xaar di ma bàyyi nag tey ma laaj. non laaj boobu la grand nag yaay sabote non laaj boobu la sa mbokk bu tooñee da nga koy taxawu bu amee dëgg da nga koy taxawu bu dee suñu mbokk dafa tooñ ba ñu dugal ko biir kaso président Ousmane Sonko ñaar la premier ministre ak mbokk waaye bokk bi mu bokk ak Azoura taxul ba mu jël doole premier ministre def nii dafa séparé ne premier ministre la du ma def conc mais ndaxte état waaye nag mbokk laa bu tooñee damay taxaw bu amee dëgg damay taxaw mu dem seeti ko loolu yaa kon sa benn mbokk en fait de bës doo ko dem seeti mais man maag Ousmane Sonko bokkun quand même day bokkut. Chérif ñaanu ma ko yàlla bu ñu jàppoon kenn kuy liggéey fii GFM doo ko dem seeti quel que soit le moment waa léegi moom dëgg la premier ministre la waaye président Pastef la dissocier ko du yomb nag quand même. mais ñaari casquette yooyu. pour man amul problème parce que qui peut le plus peut le moins waaye yow looy bàyyi jaan bi di romb nga xaar ba jaan bi di dem ngay dóor bu fekkoon c'était une forme de pression mu def ko balaa ñoo kaa jàpp Chérif am na yoo xam ne amul logique yow jaan bi di romb nii bu dee da nga ko bëgg a taxawal doo xaar ba mu dem nii da nga koy bloqué fii bu dee bloqué rek premier ministre président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mënoon nañ def comme ancien gouvernement yi bloqué affaire yi ci ndorteel bi waaye yow nga bàyyi ba ñu dugal ko kaso ngay def pression loolu yenuwul maanaam. bu fekkee mën na def pression bu mun tax li attekat bi di def du ko def kon te ngaa def pression ci procureur. léegi nag waa Benno Bokk Yaakaar dañoo mës a gëm ne ñi topp Ousmane Sonko duñu ay doomu aadama mérito wuñ lenn lu doomu aadama mérito nu di ko wax gëm ko ba agsi fii loolu rek indi coow li waaw tudde nañ ñu la chien de garde defe naa noonu la waaw mooy xaji Sonko yi xaji Sonko yi tudde nu xari Ousmane Sonko yi waaw kon waaw jàpp naa ne moom miir jàpp ñu ci seen biir bopp na ñoom ñii ay nit lañ waaw te loolu am naa ci ay firnde yu bari xar de jox ko kii moom xar sax day lu suufee rek ñu bëgg ñoo suufeel daan ne xar waaye ñoom li ñu jàppee ay xara ko gën xara ko gën waaw ndax ku jëloon sax fetal romb 14 xar waaw ñu leen tuyyu nu dee nga dugg ci kër gi te diina law bu subaa danañ lay yeene la ana fetal gi ak lu tax nga rey xar yi waaw dëgg la de fii rek la Macky Sall nangu nu ne tuyyu 14 personnes ñëpp dee néewun ana fetal ga néewun lu tax ngeen fetal gone yi kon lim leen jàppe ay xara ko tane xar daa ndaw rek mu naan xar loolu la mën a wax ci lim ci suufee gi mu ñu bëgg a suufeel xar la ñu mën a tudde waaye lim ñu jàppe xara ko gën am naa ci firnde yu bari bi Macky Sall faloo dafa jël dañoo dàqoon Mbaye Ndiaye Assemblée nationale waaw nangub otoom ak Moustapha Cissé Lo waaw Macky Sall bi mu faloo dafa ndàmp Mbaye Ndiaye dàmp Cissé Lo ci liñ leen war fayatun woon assemblée ak liñ nangu woon seeni oto waaw ban juge ko dogaloon kon nangu nan ñu dàmp Mbaye Ndiaye waaye parce que Mbaye Ndiaye considéré nañ ko nit waaye nanguwun nu dàmp ñii du problème mu gaañuwu leen waaw du problème mu deewu leen waaye du ngeen ay nit ñu jar dàmp la du ngeen nit waaw ok noonu la demee bërki démb Bassirou Diomaye Faye président de la République jël na 8 milliards yóbbu Bakel waaw bi ñu amee inondation mu dimbilee leen ko waaw ana Abdou Mbow lu tax waxut waaw waxut ana Moussa Diop ak keneen lu tax waxunu parce que gëm nañ ne waaw ñee dañoo am mbënd ay doomu aadama lañ waaw jàpp na ne war naa mën a ne waaye ñii dañoo gëm ne ñii du ñuy nit Diomaye war naa mën a jox ñi 8 milliards waaye warut a jox ñi 10 millions ndax ñii deele na waaye lim deele du nit lii mooy problème bi ok foo koy xamee mooy waaw xool nañ fii ak nit mu dàq ab oto di ko dàq ku sant Diop gone di muy daw di daw ba tarxis cim ndox daanu oto bi ñëw jaar ci bopp bi jàll néewun ana safoor ba néewun ana matricule oto ba seen yoon nekku ci même jour boobu gone gi loolu dal ko ñëpp di ko gis waaw am na kuñ ne woon maa ngi koy jégalu ni ma koy wooye waaye noonu la ko penc mi wooye mooy néru yu Bamba Fall ba waaw Amadou Ba bis boobu la kooku dee bis boobu la xale bii dee bis boobu la xale bii dee ca suba sa Amadou Ba solu dem ba Midina xaw ma jaale ji ki ñu ne néew ri Bamba Fall la bàyyi xale bii oto bi fiir bi muy wax jaalewu ko tudd ko faalewu ko
kon ba tey ci seen biir bopp mooy ñii duñu doomu aadama. ok. ñu jóge ci Antoine Diome solo. waaw. mbaxana mu weex grand boobu bu set wecc weex tàll. daa di ànd ak TFM ak RTS. cëm fii ci Ouest Foire. waaw. ñu defe ne Antoine bakkan yi tëdd lay jaale Antoine dem di jaale ji ay portable yu di yàqu. ay portable. waaw ñu jaale ji portable ya waaw ñu tijji place bi mu taxaw naan maa ngi jàll Samsung yeeg iPhone yi fi jógee waaw kon xam nga ne kii ay iPhone saxan lu gën ci kanam def na ko waaw jaale na Tecno jaale ñëpp. waaw waaye jaale wuñu. waaw ay iPhone ak Tecno ak Samsung ak waaw naan xam nga ñii li fi jóge nii maanaam ni mu yàq metti na. lool waaw te bis boobu maanaam ay nit dee nañ faalewu leen. kon jàpp na ne ab iPhone nu gën waaw ci bopp Antoine moom jàpp na ne booy Pastef moom Tecno bu amuti béton Tecno bu amut batterie bu batterie bi baaxul sax moo nota ne noonu lii mooy problème bi rek waaw lii rek la léegi maanaam boo xoolee mais looluy dëgg boo xoolee kon ñoom dañoo gëm ci seen biir bopp ne nitu Pastef du doomu aadama ju jar indemnité loolu rek lañ mënta wax moo tax nit ñi doon jàppe ñu nu koy jàppe taxaw ci mbedd yi rek ku la romb nga far jàpp waaw dugal ci sa oto yóbbu nan ñu doon dencee mooy gur comme i xar ñun ñu ko doon def ca kaaf ga gur yóbbu rëbës ba ci bi ñuy génn nit ñuy génnee xar lañ ñu génnee mosunoo gis nit ñuy génne noonu jëkki-jëkki rek gur rek dàq ñu génne kaso kon amul procès amul dara xëy dugal gur dugal toog ba mu yàgg nañ ci gétt gi rek acca gur ñëpp ñii jëm nii ba tey rek xar rek baa lu xar gën noonu lañ ko defee ba xëy daane jëruñoo jugé amnistie ñu dem su Jomaay ñëwaatee naan waaw ma jox leen 10 millions lii lay def mooy seeni journal ak seeni rajo ak seeni homme politique ñooy xëy naan lu tax ñu koy joxee argent contribuable waa léegi terre bii bu laalee kër jàmbur bi ñu koy defar indemnité wu ñu amoon suuf kay lu tax bu ñu laalee sa suuf indemnisé la bu ñu reyee sa doom bu ñu lay indemnisé ñu ne lu tax ñu def ko ban juge sa waxoon lii la ñuy indemnisé terre bi autoroute à péage bi lan la ñu indemnisé nit ñi kon donc li ma wax rek moom moo am ñoom nag su ma doon wax tubaab damay wax il n'est pas intelligent tous les hommes de Benno Bokk Yaakaar waaw il n'est pas intelligent neel muusuñu rek waaw il n'est pas intelligent du nit ñu yeewu yeewuñ lu tax waaw bu ñu yeewu woon bu ñu gisee patriotes yi ni ñu mel ci Sonko ak Jomaay waaw te bu Sonko ak Jomaay jëlee benn nit boo xam ne ba bom Benno Bokk Yaakaar di jëf ci waaw ñoom dañ ko doon rafetlu rek ci seen xalima bu leen Jomaay mi ñu gën a bëgg ak Sonko falee sax dañuy jëfuru ci seen kaw takk lu tax ngeen di def lii ñu ne société bii de comme ñun ñii bi ñuy jëf ñii dañ doon rafetlu dong fësatuñ yéen a gis leen ñuy yor institution waaye ñun ñu jëfoon jëf ji kañ la ñuy ñëwaat waaw kañ la ñu société bi nanguwaat ñun ñu toogaat ci seen i kanam di leen diriger ñu war a jéem a xool ñoom nan la ñuy def ba jéggalu li xew fàtteloonu ko waaw fàtteloonu ko waaye muusuñu fu ñu toll ñu ngi koy wulliwaat ñu ngi koy yeewaat te 2021 à 2024 waaw ku ne dafay dund lum dul fàtte góom yaa ngi fi ñenn ñaa ngi ci centre dialyse yi waaw ñenn ñi seeni loxo dagg na ñii leen dal na leen te duñ ko fàtteeti ci àdduna ngeen teg leen ko su amee lenn lu état yëkkati jëmee ko ci ñooñu nga xam ne seeni victime lañ bu ngeen doon ñi da nga lii da lu baax la sax ndax wax dëgg yàlla fàtt waaye daan jëruñu koo jox mooy yéen a ngi yeewaat li ngeen defoon ci suñu xol yi dëgg la te lu mu gën a yeewu rek yéen li leen teree nelaw mooy nguur ngeen koy gën a sori kon il n'est pas intelligent waaw yeewuñ macha allah jërëjëf Seck